Mame Makhtar ñu ngi lay nuyu di la ziar di lay dalal jàmm ci suñu chaîne bay la nga nuyanteeg ñuy seetaan. waaw maa ngi leen di fay nuyoo peut-être tam di leen masulu coono ndax seen liggéey métti na waaye nag yiw kese si ne ndax yéenay gindi askan wi sur les sujets d'actualité voilà di am yaakaar ne laaj ak tontu yi ñu fas yéene seq dinañ ci jële njariñ ñun ñi ci plateau bi kazalika mboolem seen téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu te waa Jamra yëpp a ngi leen di nuyu di leen baal wàq di leen ziar ci bés bu tedd bii ñu weesu di Aïd el Kébir Moubarak yal na si yàlla defal yiw yu bari te def jàmm ci réew mi. jërëjëf suñu laaj bu njëkk dañ koy jagleel ak ñetti plainte yi nga xamante ne ni xaatime woon ngeen ko jëmale ko ci waa série bii di infidèle ci scène bi nga xamante ne ni Léna Gueye jot na ko joué ngeen ne dëppoowul ak suñu ay dundin fan la mbir yi toll. waaw d'abord duma tay di leeral ni par rapport ak mauvaise langue yi ndax ñoom duñu tay mooy seen argument ma leeral ni xel demul ci Jamra ñuy érigé wu en directeur de la conscience ak gendarme de la morale de qui que ce soit ñuy wax loolu sax dañ yab sénégalais yi ndax yab sénégalais yi weesuwul ak sénégalais ni ko ñëpp a xamee son attachement à la démocratie et aux valeurs de liberté d'expression nga naan yaa ngi koy utal ku koy tànnal lu mu war a xool ak lu mu warul xool loolu yëpp sénégalais yi la suñu taxawaay du loolu yëpp toujours damay comparer liggéey bu rafet li suñu doomu ndey Momar Ndaw bu Ascosen di def ci wàllu produit de consommation ndax dégg ngeen ñoom jàlloore bi ñu fi defoon daaw ceeb bu bon boobu ñuy wax Buffalo jar lool ci marché bi ba pare yomb ndekete dañ ko rax ak cristaux de gel dafa weex comme ceeb sew comme ceeb waaye du ceeb et c'est cancérigène ñoom ñoo gëstu ba gis ko état bi jàppale leen ci dal di saisir des centaines de tonnes ba pare à l'amende de 40 millions ki fi indi conteneur bi ñun nag jàpp nañu ne produit de consommation yi du ceeb bu bon beeg du uniquement ceeb bu bon bi du uniquement tomate yu périmé yi ak boîte de conserve yu varié yi dérive audiovisuelle yi dugg ci yóoru xale yi di yàq seen xol produit de consommation la xoolal lu mel ni réewu leen série bu ay góor jigéen joué nga di leen gis ñu émaillu pastelu def rosa di damm loxo di regeju xale yi di ko seetaan di ko jaarale ci kaf produit de consommation la day yàq suñuy doom dañuy dem ba defee ne góor jigéen dara newu ci waaw ba pare ñu ne kenn du wax ku dul wax toogal sa ruq bañ a wax waaye bu Sénégal gi yëpp jaaroon gauche ne lii baax na ñun dañuy jaar nii ci li suñu borom bëgg te comme ni ko Seydi Hadji Malick di waxee ku wéttali ko yàlla moom doo wét voilà ñoom ba argument boobu daanoo ñu xam ne Jamra jógul di nekk directeur de la conscience de qui que ce soit ak di tànnal sénégalais yi lu ñuy xool ak lu ñu dul xool ci laa leen dolli ne leen yéen waa presse bi dafa am expression boo leen di utiliser et c'est très pertinent ne ngeen les adultes sont majeurs et vaccinés waaye ñun adultes yi itteeluñu ñun ñi ñu itteel mooy ñi nga xam ne ils ne sont ni majeurs ni vaccinés muy xale yi amuñu droit seetaan leen ay producteurs yu mel ni Evenprod di wasaare mbon xale yi dem ba di ko jàppee comme lu normal ñuy seetaan loolu kenn du ko def et enfin troisième argument bi may dégager d'un revers de main mooy ñi naan waa mais pas Jamra bi sax moom nu mu def ba gis ko lu ko tee zappé waaw ma di leen yëgal nii te bëgg lu neex kenn taxul ma di ko wax bureau exécutif Jamra yëpp jóg commencé ko ca kaw ñoom imam Massamba Diop ba ci suuf les 30 membres yëpp amu ci kenn kuy seetaan série ça ne nous intéresse pas c'est pas que dañu xeeb producteurs yi waaye am nañ droit mu bañ ñoo intéressé léegi la question se pose nag naka la ñuy def ba xam ne y a des dérives c'est très simple ni Babacar Diagne président conseil national de régulation de l'audiovisuel amee une commission de visionnage yaa xay Jamra tam am na sa commission de visionnage une vingtaine de bénévoles am na ay étudiants ay oustas ay enseignants ay bàjjunu gox ñoom ñooy suñu bët di suñu nopp lu ñu gis naka su dul noonu luy yàq daraja jigéen luy toroxal jigéen di dégrader l'image de la femme ak di nappaaje nos valeurs culturelles et religieuses ñoom dañuy jël extrait defal ñu ko ci clé USB yónnee ñu ko comme ça ñun bu ñuy defar plainte parce que xam nga plainte moom
këyit la rek mën nga ci nettali ce que tu veux alors bu ñu defar plainte ñu jël extrait yi boole ko ci mu nekk preuve voilà loolu noonu lay demee noonu la Jamra di gisee dérive waaye ñun duñu seetaan série na leer voilà kon nag ginnaaw bu loolu wéyee ma xamal askan wi ne amul benn volonté d'acharnement contre qui que ce soit muy actrices yi muy acteurs yi wala producteurs yi combat bi Jamra di def ba ñu sosee Jamra ba léegi en février 1983 ça fait 38 ans Jamra mësul teggi tànk ci di xeex pour défendre suñuy valeur am nañ ci droit du français yi ñu ngi défendre seeni valeur ba ku fa takk ñaari jabar c'est un délit dañuy nangu sa carte de séjour mbaa ñu dàq la ils sont chez eux te seeni valeur culturelle dëppawul ak ngay am lu ëpp benn jabar lu leen waaye wax tooñ leen waa est-ce que ñun itam amuñu droit suñu valeur bëggul ngóor jigéen suñuy valeur bëggul ñuy wasaare njaaloo suñuy valeur bëggul ñuy wasaare lu bon ñu nit amuñu droit taxaw ne kenn du fi jalgati mbag Maodo Baye Niass Baye Laye Baye amuñu boobu droit alors moo tax nag suñu premier jàmmarloo avec les dérives audiovisuelles avec Canal Horizon là au mois d'août de l'an 2000 xam nga boo ne Canal Horizon rek mu nekk benn chaîne cryptée da ngay naan ah canal yoonu kenn newu ci effectivement chaîne privée la ku fayul doo xool waaye attention dafa am caay-caay bu canal di doxal entre 18h et 20h moom la ñuy wax les heures de diffusion en clair dañ koy maye abonné ou pas kon suñu jàmmarloo ak canal au mois d'août 2000 benn série bu bon bu ñuy wax confession érotique ci créneau horaire gratuit boobu fa lañ ko doon jaarale xale yi daan yàkkamti wàcce école ñëw toog ay yu bon rek alors ñu def nii ñu def ak Evenprod soñño ko pour mu retirer ko ci heure de gratuité bi jàllale ko dans les heures cryptées comme ça adultes yi rek ñoo koy mën a seetaan ci njëkk teranga waaye benn tubaab bu réew bu arrogant moo nekkoon le directeur local de Canal eh bien faalewuñu sax ci la ñu wootee sénégalais yi ñu wàcc ci mbedd mi comme ni ñu ko naroon def pour infidèle waaye heureusement CNRA dafa jël mesure mbedd mi fees dell ñu def marche ba marche ba pare ñu jël mémorandum mooy li ma leen doon wax sànq ne looloo ma tardel jébbal ko ministre bi yoroon tutelle bi mu di Mamadou Diop Decroix il est vivant maa ngi dellu sax di ko gërëmaat ndax taxaw na ci taxawaay bu rafet deuxième mémorandum bi ñu jébbal ko le président du HCA au conseil de l'audiovisuel mooy tur bu njëkk bu CNRA mu di ndem si yàlla si le professeur Babacar Kébé ñaari kilifa yooyu ba ñu gisee en conclave xool suñu plainte xool preuve yi ñu ko jox daal di ñu jox dëgg wax tubaab bi ne ko arrêtel série bi ndax day yàq xale yi dëppawul ak suñuy appellation CNRA ne ko épisode bu jàll rek ñu fëggal alamaan tubaab bi dëgër bopp jàllal benn épisode rek sanction yat wi daal gars yi dóor ko 3 millions alamaan ba pare arrêté série bi c'était le 19 août 2000 ça fait 21 ans boobu ana ay infidèle ak yooyu ay Evenprod dañuy juddoogum Marodi bu maîtresse d'un homme marié kenn créé kon juddooguñu seen actrices yi ñii ñu nga woon école primaire di jàng A B C D ñii ñu ngi doon doog a fer namp ça fait 21 ans quand même kon acharnement amul dafa nekk une constance boo xam ne depuis toujours Jamra ngi ci di xeex loolu te am nañ ci droit ndax en tant que croyant suñu boroom moo ne jullit bi ginnaaw bi nga waslu ak di sàmmonteeg juróomi ponk l'islam yi mu di shahadaat bi waxtu wi juróom joxe azaka boo ko mënee woor weeri koor ak aji mag bu ko sa poos ak sa wér gu yaram mënee sanga bu tedd Seydina Mohamed dafa ne loolu doyul am na luy mottali seeni njullit ñu ne ko loolan la mu ne ñetti taxawaay yi loo gis muy raam te nara tilimal malaamul lislaam looy gis muy raam nara yàq ay jikko ci penc mi alors nee na obligation la waajib la mooy obligation la yow jullit bi nga opposé wu ci ñu ne ko ci naka mu ne fi yadihi par l'action Seydina Mohamed mooy wax
ngën ji mindeef nee na bu jàppandiwul fii lisaani yi nga alerté xam nga yéen itam yéen médias yi yéen a ngi alerté macha allah yéen a ngi wax nee na bu jàppandiwul fi xal bi nga naqarlu ko soxol ba yàlla xam ne kii de dafa néew doole waaye naqari na ko te nee na loolu c'est le dernier degré de la manifestation de votre foi en Dieu. Lati san ndeysaan daan na kaf naan fi xal bi daal ci yoon dañ ko war a bàyyeeg suñu maam yu màgget ba xubidaas nga xam ne amatuñu benn kàttan lu dul toog ci sajaada yore seen kurus di jaamu yàlla ñooñu ñoo war a yore fii xal bi waaye ñun ñi mën di yéeg ko dem di xuloo ko poñante ak lobby homosexuel yi lobby franc-maçon yi ak lobby série yi parce que série yi am na lobby yu ne seen ginnaaw di leen financer alors ñun ñi desee tuuti kàttan ci loolu ñun ñoo war di jëfee fi yeddi yi di xeex kenn bañ a toroxal diine ji par l'action ñun ñoo war a féetewoo fii lisaani yi alors loolu waral nag suñu premier jàmmarloo c'est pas avec les marodi yi que Evenprod te ñooñu juddooguñu woon seen structure yi créé guñ ko woon juddoogul alors c'était avec Canal yàlla jox nañ ci ndam détaillé naa leen ko léegi mën naa citer 2 autres exemples mais y en a beaucoup. Deuxième exemple bi Walfadjri ñoom sax ndeysaan seytaane dikk rek waaye loolu ñoom du seen jikko en 2010 dañ fi doon jàllale benn production boo xam ne tur bi sax dafa yéeme le business du sexe ñu daal di jaar ak moom fa ñu jaar ak ñële temps yooyu CNRA benn as ndaw ji ñuy wax madame Nancy Ndiaye moo doon présidente bi mu jël plainte bi gis preuve yi ñu ko jox mu daal di ñu jox dëgg daal di soññ Walfadjri ne ko arrêté ko mu ne arrêté wu ma mu ne ko épisode bu jàll ñu fëgg la amende mu jàllale benn épisode ñu fëgg ko 5 millions d'amende mu ne fayuma ndaw saw si comme que dafa pànk madame Nancy Ndiaye présidente CNRA dem wooy ARTP agence de régulation des télécommunications ñooñu ñëw ak seen matériel pour couper signal bi waaye ci saa si la ñuy jël chèque yi def chèque bu 5 millions xam nga loolu xajoon na feneen Sen TV 2015 bii rek ñoom doon nañ fi jàllale kawteef nag du série du téléfilm du film télé-réalité la ñoom ñu ngi ko copier ci benn télé-réalité française bu ñuy wax ça va se savoir tey daw ci chaîne française privée bi ñuy wax RTL 9 ça va se savoir télé-réalité française la boo xam ne ça parle des problèmes de la société française waaye ci teggin waaye ñoom nag ñu defar di copier ci ñooñu daal di defar kawteef actrices yi ak acteurs yi commencement ba fin ay daggantey saaga ndey au nom de quoi ñoom defe nañ ne daal pour am yi nit il faut choquer ñu porter plainte Sen TV CNRA jox ñu dëgg ne ko arrêté ko parce que jamono booba ndem si yàlla si Babacar Touré la fekkoon CNRA mu ne noonu ñun 2 épisodes la ñu defagum te épisodes yi ci des on a des engagements avec les annonceurs ñoo xam ne seen xaalis mu ne arrêté ko wala alamaan bi dal ñu daal di arrêté waaw kon ay maîtresse d'un homme marié infidèle ñoo mujj ñëw ñu naan Jamra def acharnement contre infidèle xanaa tey la yi ma leen cité depuis 2000 ça fait 21 ans mosuñu tay ci xeex boobu alors infidèle nag te Evenprod sos ko sa particularité ñi ko jiite seen mandarga mooy loolu tubaab di wax le je m'en foutisme parce que boo leen ko fàttali ko daaw jàmmaarloo woon nañ ak ñoom ba CNRA jox ñu dëgg mu di dañu wane benn scène benn actrice bu solo comme Ibadou waaye mu yore benn kaye boo xam ne fii ci ginnaaw drapeau góor jigéen la mooy t-shirt bi Wally soloon te muy di coow ci dëkk bi ñu ne deetowaay ñu teg ci lu néew mu am benn séquence boo xam ne ñu ngi wane ku jigéen téye benn as xale bu tuuti bu war a am 10 ans 12 ans xaw ma lu mu joteeg benn mère mu di ko akki an ko yow yaa def xale bi nangam soo ko bàyyiwul danaa nangam jël extrait boobu denc tegaat tuuti beneen épisode génn wane benn actrice toujours ci infidèle faram di ko bëgg a sàkku ndaw si bëgg ko gàntal pour parce que nee na dafa nekk ci règle wax ko rek waaye mu am ñàkk jom gu day ni ci film bi dugal loxo moom ndaw si ci slip bi génn benn coton hygiénique bu taq rip ak deret pour prouver ko ne
mënul li waa ji li mu bëgg mënul ne parce que dama nekk ci règle kooku mooy xeetu toroxal femme sénégalaise à un niveau extrême mësul am dans l'histoire du cinéma et de la télévision du Sénégal parce que yii muy génne muy jàll ci YouTube di dem bitim réew mu ngi présenter une image fausse de la femme sénégalaise ndax femme sénégalaise ñàkkul jom les femmes sénégalaises dans leur écrasante majorité xoolal kii ni mu yowee colin bi mu sol ni mu yowee dañu am teggin am yar ba pare am pudeur Evenprod nag day wane à l'étranger sénégalais yépp ñàkk jom kooku noonu la dugalee loxoom ci slip bi génne yu bon yooyu foofu nag ba ñu plainte CNRA jox ñu dëgg daal di ko convoqué dóor ko mise en demeure en matière de régulation de l'audiovisuel c'est l'équivalent en matière pénale du sursis ñu may ko sursis mooy boo ci defaatee lu day ni tarfatal ay ni daan yi egsi moom non seulement jot na mise en demeure bi mais dafa jël engagement écrit moom Evenprod nee ko épisode yii di ñëw danaa ci bàyyi xel pour yi nekk ci plainte bi yépp mu segg ko ndax ñu bañati am dara luñ ko wax ah ñëpp ñu ne ko bravo man sax bind naa sama page Facebook félicité Evenprod ci engagement boobu mu jël nee ko épisode yi di ñëw dana ko segg ba benn ñaawteef xeetu toroxal jigéen xotti suñu worma ak suñuy valeur du ci am ñëpp a kontaan ndekete Evenprod da doon nelawloo nit ñi loolu la tubaab di wax reculer pour mieux sauter loolu la def fan yi ñun ñëpp ko gisandoo réseaux sociaux yaa ngay bax leen a géy la xaw ma li ma naqari rek mooy li ñu bokk sant def fa yoo xam ne teggin mayewul ñu di ko répété ci seen antenne waaye ñun ñëpp ko gisandoo loolu moo waral bi yoon nag Jamra song ko ak doole parce que bi yoon on n'est pas seul 48 co-signataires la ñeent fukki plaignant ak juróom-ñett bokk na ci sëñ Bassirou Mbacké Cheikh Astou Fall kuréelam boobu ñuy wax comité de défense des valeurs morales maa ngi profité seen antenne gërëm ko sargal ko am na ndaw lu mu ñu yónni parce que Touba dafa sori ku ñëw oustaz Adama Mboup te bokk ànd sàmm ji koy moom signé na ci plainte bi bokk na ci signataires yi l'ONG Daaral Quran wal Ihsan bu imam ratib ba nekk Tëngéej di El Hadji Aliou Dia signé na bokk na ci le président de la convention des jeunes Tidiane seen confrère la sax parce que mu ngi liggéey fii ci 7TV Mamour Fall signé na ainsi de suite 48 personnes mooy plainte bi xew plainte bi nag ñett la benn bi dañ ko jagleel CNRA parce que wax naa leen ko sànq engagement yi Evenprod jëloon ne dootu ko defaat donc jalgati na engagement yooyu loolu manque de respect la à l'institution de régulation deuxième plainte bi ñu ngi ko jagleel procureur de la République maa ngi dégg ñu naan procureur yoonam nekku ci moo tax it ñàkk information baaxul bi ñu créé la brigade de cybercriminalité code pénal dañ ko jooyantiwaat ba dañu defaraat la loi 2008-011 du 25 janvier 2008 bi may sañ-sañ procureur ci domaine boo xam ne compétence CNRA amu fa compétence xam nga CNRA ci télé yi la sañ-sañam yem parce que xam nga jox nañu dëgg ba nee na saison 3 bi ak bande annonce bi interdire nañu à toutes les chaînes de télévision du Sénégal ñu jàllale ko télé bu ko jàllale rek dina am daan yu tegu sa kaw donc CNRA fa la kàttanam yem waaye lay jàll ci réseaux sociaux yi YouTube ak yooyu domaine u procureur la preuve ki ngeen di dàkkantale yéen presse bi l'insulteur public numéro 1 li waraloon ñuy teg ko loxo ba caabi féetewoo ginnaaw juróom-ñaari weer la mu defoon est-ce que si télé la ko defee déedéet YouTube ak Facebook daggi saaga yooyu defu ko ci télé de YouTube ak Facebook lu tax caabi féetewoo ginnaaw voilà mooy li ma leen di wax code pénal bi dañ ko réviser sóoraale nañ ci jumtuwaay yu xarale yi les nouvelles technologies foofu la procureur sukkandiku daal di frappé kon deuxième plainte bi war a jëm ci procureur loolu la parce que ñoom boo leen xeexee seen yu bon yi ba mënatuñ ko jàll ci télé yi dañuy jéem a jàdd def voie de contournement ne YouTube a ngi fi vidéo ngi fi rëccagu leen de procureur mémorandum bi pare na parce que plainte bi mooy jiitu mémorandum bi pare na lundi au plus tard wala suba mu jot ci def liggéeyam troisième plainte bi c'est la direction de la cinématographie foofu tam
fu wér la ñu taxaw parce que daaw Evenprod Marodi TV ak ñeneen ak ñeneen jot nañu bataaxal bu jógee ci directeur Hugues Diaz le directeur de la cinématographie bi fi nekkoon léegi am na keneen ko remplacé Jamra jot na ci copie parce que ñun tamit acteur lañu on fait partie de la société de consommation am nañu droit bépp produit de consommation bu indi lorange comme ceeb bu bon bi ma leen wax sànq tey Ascosen xeex ko macha allah ba ñu jëlee ko fi lépp loo xam ne produit de consommation yu dugg ci yóoru xale yi di leen jàngal ngóor jigéen ak wax ju ñaaw ak promotion de l'adultère am jëkkër am ñetti far aayul alors yooyu itam produit de consommation la alors loolu waral nag ñun ñu jot copie ci dànkaafu boobu direction de la cinématographie dànkaafu woon producteur série yi lan la wax ci biir dafa ne am na charte bu tudd la loi 2002-18 du 15 avril 2002 loi boobu nee na képp koo xam ne da ngay tourner film wala téléfilm wala lu mu mën a doon teg nañ la obligation nga sàmmonteeg li ñuy wax la déclaration préalable la demande d'autorisation de tournage kan mooy joxe demande d'autorisation de tournage du kenn ku dul direction de la cinématographie bu ñu la joxee autorisation si ngay doog a am tournée Evenprod yu bon yi mu tourné yëpp amul autorisation vérifié nañ ko kon nag yooyu yëpp la Evenprod borom infidèle jalgati violé ko nappaaje ko Evenprod mooy kan ba du sàmmonteeg sartu réew mi moom mooy kan parce que dañu nekk ci penc moo xam ne ku ci nekk ci ñun am nga cër boo ci am tubaab dafa ni votre liberté s'arrête là où commence celle des autres waaye yow nga jël la nga moom la nga bokk ak nit ñi nga dem di ko xëccoog ñoom alors dëkk bi dafa am yoon alors loolu tax nag plainte yi dem na benn lañ ci amagum résultat Babacar Diagne réagir na rapidement parce que dafa jot plainte bi 2 jours rek la def yëkkati daan yi mooy nañu retirer bande annonce bi muy benn ñaareel ba saison 3 bi xaw ma ñu ngi koy waaj a tourner xaw ma dañ doon def lancement tere nañu à toutes les télévisions du Sénégal ñu jàllale ku ko jàllale am na amende yu mën a dem ba entre 5 à 10 millions et même mën na dem ba le retrait de la licence de la télévision kon infidèle jeex na saison bi di waaju du daw Sénégal. saison 3 bi mënuñ xaar mu daw Sénégal. bon mënul ne c'est fini ku ko dawal rek nekk nga en dehors de la loi alors bu ko defee nag loolu la mais acharnement amul ndax démb rek si seen benn confrère def naa fa interview ma ne leen ñun dañu daan liggéey di collaborer ak ay producteurs de série dinaa faral di ci cité jàmbaar ndem si yàlla si Cheikh Tidiane Diop bu daaree Kocc xaritu Latif benn bakken la ñun dañ ko daan daf ñu daan laaj ñun itam ñu di ko wax suñu xalaat benn exemple rek laa ci cité après je vous laisse poser des questions moo di moom daf fi defaroon benn série bariwul épisode sax 11 épisodes xaw ma 12 ñu mu ngi ko inspiré ci benn long métrage bu tudd Bax Yamba moom la jël dogot ko ay 20 minutes def ko série mais affaire Yamba la ciy wax musiba bi muy jur ci société bi agression yi xale yi seen jàng di yàqu alors scénario bu rafet waaye nag moom am na woyof gu day ni avant tournage bi dafa woo Latif ne ko sama frère dugg naa ci lu délicat mooy yamba trafic de drogue bi et cetera te yéen Jamra ku iñaanul war na leen reconnaître ne ay pionnier ngeen ci yàgg ngeen ci dama bëggoon ngeen wax ma foo leen ne ma ñëw indil leen scénario bi 300 pages la ngeen xool wax ma seen xalaat Latif ne ko mukk parce que ñun ak yow ñoo bokk fi ñu askanoo muy lébu gi dafa am benn proverbe bu woon bu ne rakk topp mag doom topp bàyyi Latif ne ko comme que yow Cheikh Tidiane Diop bu daaree ko ci yaa ñu mag du ñu nangu nga ñëw fi wax ñu foo ne bu doon fii ba Kulikoro sax ñu fekk la fa alors mu tegtal ñu këram fii ci booru Blaise Diagne angle rue 11 ñu dem fa mu jël scénario 300 pages jox ñu jël suñu temps 11 heures ba ñuy julli takkusaan ñu doog ko pare alors Latif def na ay amendement benn rek laa ciy cité Latif def ko ne
acteur bii nga wane mu toog booru géej lëmas un gros cornet de yamba boyal muxi saxaar si wër ko ci scénario bi yaa ngi naan mu ngi fëgg dënn bi naan sukk ndeela mooy bàkk boobu tukkati yambaay di wax Lati ne ko man xam naa sa yéene mooy alerter xale yi ci musiba yamba ni mu leen mën a teqaleeg seen sago parce que ku àndul ak sa sago doo mën jaamu yàlla ku àndul ak sa sago doo mën a amal sa réew njariñ ku àndul ak sa sago doo xam loo moom ak loo moomul Lati ne ko d'accord naa ci waaye ni nga ko defee dafa mel ni yaa ngi tagga yamba bi xale bu gàttee xel mën na defee ne yamba aayul waaye Cheikh Tidiane Diop di jàmbaar jàng ëpp ñu njàng ci wàllu mise en scène ak cinéma waaye dafa am woyof gu day ni jël séquence boobu effacé ko bindaat ko ci façon boo xam ne ku ko seetaan di nga gis ne kii mu ngay alerter ci musiba yamba kooku daan na liggéey ak ñun exemple bu ma joxe la mais y en a d'autres yu wane ne ñun contre ñu producteur de série au contraire ñun dañu bëgg état leen encourager mais état utal leen ay budget di leen financer alors par conséquent nit nga xam ne da nga ittewoo defar ay scène cinématographique ou télévisuelle s'il est tout à fait normal ngay xool société sénégalaise góom ya fa am nga fab ko di ko traité je suis tout à fait d'accord moom laa wax Calista Sy bu maîtresse d'un homme marié bi mu àndee ak Massamba Ndour ma ne ko yow Calista tu n'as rien inventé ci maîtresse d'un homme marié yi nga wax yépp am na l'infidélité conjugale góom la ci Sénégal sama compagnie gii les tontons saay-saay di tàggu seen jabar naan waaw suñu directeur nee na dañu am séminaire samedi fekk du dëgg maa ngi jàdd fii quelque part gis xale bu tuuti boo xam ne mat naa ko maam mbaa bàyyi luyel ko appartement di fa njaaloo guddeeg bëccëg ma ne ko yi nga wax yépp am na alors waaye Cheikh Tidiane Diop bi ma joxee comme exemple moom tam ya muy wax ci drogue beeg musiba yi ci société bi am na waaye daf ko doon wodd autour d'un scénario tellement intelligent que xale yi ku ko seetaan jëlee ci jom parce que série boobu ba mu jàllee ma ñëw série boobu ba mu jàllee am na xale yu bari fa la ñu dëggee bàyyi yamba alors ma ne ñooñu ñun yàgg nañ di collaborer ak ñoom di leen jàppale waaye série boo xam ne xale yi buñ ko seetaanee jëlee ci ñàkk jom koo mën a doon dinañu taxaw xeex ko ndax réew mi ñun ñëpp a ko bokk penc mi kenn amul droit def fi lu la neex voilà loolu laa doon wax comme introduction pour mu yombalal waxtaan bi. alors yaa imaam xam naa di ñu baal rek ci tënk quand même ñu gën a mën a waxtaan ci li nga xam ne moo gën a nekk actualité bokk na ci coowal infidèle yi nga xam ne judduwaat na ngeen ñëw amaat ci beneen combat boo xam ne tamit daanaka lu yàggul wala lu matul atul lu ci topp am na beneen combat boo xam ne yéen a ngi ko doon mën ñu bari di laaj aussi ndax tamit Jamra dafay mane combat boo xam ne du moom moo ko war a mane parce que CNRA état bi teg na ko fi muy institution boo xam ne bokk na ci li mu war a sàmbat lépp loo xam ne rek gis na ni méngoowul en tout cas lépp lu jëm ci audiovisuel ak doxalinu société bu Sénégal mu réagir di lu tax du réagir fekk du ngeen réagir fekk CNRA réagirul wala CNRA toujours yéen a koy contrôler jamono ji pour mu mën a réagir ci li nga xam ne mooy coow li am ci infidèle ak yeneen série yi nga xam ne ni wax nga ko yéen a ngi leen di teg loxo jamono ji. waaw loolu ça dépend ci fulla ak faydawu kilifa yi jiite institution yooyu la ñaari fecckatu Wally Seck yooyu di fóonante même buñ dul góor jigéen def yëfu góor jigéen ñaari action yi dañu daje parce que ñun dañu plainte procureur autosaisiru moo tax def naa déclaration félicité ko moom sëñ Bassirou Gueye te njombeli fekku ko fi dafa demoon umra waaye mu naqarlu ko avant muy yëg ne Jamra plainte na sax moom autosaisir na boppam loolu ñu ngi koy rafetlu waaw CNRA itam ñun mënuñu dul ñaan muy am boobu taxawaay na bàyyi di xaar. mais ndax du yéex tamit bu ñu demee ba nga xam ne parce que ñëpp dañu ni du combat boo xam ne Jamra moo ko war a ma ne dafa am institution bu fi stabilité muy CNRA boo xam ne loolu mooy liggéeyam lu tax yéen forcément mu leen di bàyyi xel toujours pour mu réagir forcément faut Jamra réagir aussi. waaw lan moo waral xale boobu ñu tëraloon fii ci Sacré-Cœur fii magasin yi ne ñu ne da doon sàcc ci étalage yi te ginnaaw gi sax ñu jàpp ne déficiente mentale la. lan moo waral procureur autosaisir wul defu ko man maa jóg ak Amnesty International Seydi Gassama maa ngi leen di sargal bu baax ak soxna Ndeye Ami Sakho mouvement féministe bi ñuy wax association des juristes sénégalaises ñun ñoo jóg saisir procureur doo ko jóg ba xale yi teg nañ leen loxo parce que yëf yi muy yow congaan muy keneen bul di xaar mukk état ci dara citoyen nga
Macky Sall ëpp la sañ-sañ ak droit ci réew mi procureur ëpp la droit ak sañ-sañ ñoom ni ñu bëggee réew mi baax bul nangu ñoom ñu gën laa bëgg réew mi baax loo gis naka su dul noonu jógal def say droit. mais li ñu siy li ñu siy jàngatee mooy ni doxalinu Sénégal kon am na lu ci des. wax naa ko te jëwuma ko xam nga ci seen télé la ne. Babacar Diagne ñu ngi lay ñaan njombe yi bu amatee ngir yàlla bul xaar Jamra jógal def la nga war a def. mais est-ce que da ko sañul parce que dafa xam société bi ni muy doxee imam dina accélérer tuuti waxtaan bi. parce que ça fait 2 ans quand même infidèle mu ngi dox Sénégalais di ko consommer. est-ce qu'on peut pas dire entre guillemets aussi dafa am échec bu am ci seen combat parce que ça fait 2 ans bi mu commencé ci ngeen joxe alerte wane ni. waaw waaye itam congaan aussi boo ko tuddee échec dana ma jaaxal ndax xam nga ñun moomuñu CNRA moomuñu procureur jooytu la ñu mën mais dogal gi nekkul suñu loxo yow xam nga ne bu ñu amoon dogal kon kenn waxatul waxi incite infidèle waaye ñun yoon dafa ne jàmbat leen bu leen yem si jàmbat indi leen ay preuve te yéen ustaas yi ngeen tuddee ko dalil jeex na ña war a dogal nag Jamra amul sañ-sañ jël loxo CNRA ne ko bindal fii signal fii amuñu boobu sañ-sañ kon loolu mënuloo wax ne loolu échec la échec kay mooy nga ne yàcc ñaawte fii di lawte doo wax loolay échec ñun yàlla musal nañu depuis février 83 ça fait 38 ans amu fi benn njombe bu fi am muy franc-maçon yi waroon a daje fii ci relais route de Ouakam ñu dal seen kaw ñu porter plainte Abdou Latif ba taxawaayu sëñ Abdou Aziz Sy Dabakh sëñ Abdoul Ahad Mbacké ak Baye Seydi Thiaw sëñ Abdou Aziz def xutba bu tàng jiir ba franc-maçon yi daw retirer seen plainte yooyu xaaruñu ci kenn xaaruñu ci benn kilifa diine te ñoom la waroon parce que dañu bëggoon jaxase enseignement maçonnique ak bind yu tedd yi fii ci Ahmadou Bamba bay loolu ñun duñ ko seetaan film bu bon boobu ñuy wax Carmen te waroon daw fii en septembre 2001 ci foire bi nga xam ne scénario bi na mu tëddee dafa am kenn ci acteurs yi ci ni histoire bi demee bu décédé acteur bi góor jigéen la waaye ci film bi bañ ko waree denc ci armeel yi ay mbokk góor jigéenam taxaw di ko sàbbaal ak xasaayid yu tedd yu Cheikh Ahmadou Bamba loolu tooñ la Cheikh Ahmadou Bamba nga xam ne li mu bind yëpp source d'inspiration alxuraanul karim la alors te alxuraanul karim suñu borom yëkkati ci fukki fatwa ak juróom benn suratul uhud suratul ankabut suratul anbiyahi di rëbb borom ñaari tur yi borom ñaari tur bi nga xam ne addunaam yëpp mu ngi ko dëkkee tooñ ak mooy yàlla mu dee nga jël xasaayid yu tedd yooyu di ko sabal di ko defal hymne national góor jigéen Jamra moo jóg xaaruñu kenn de ñu dem defi sitting ca foire ba daayira Baye Fall yi nga xam ne suñu ay kóllëre lañ jógee Touba ñoom tam ñëw dooleel ñu ne film bi du fi daw suñu bakken lañ ci teg ndax ñun amuñu dara dul Touba ak Tivaouane ngeen bëgg a ñàkkee teggin lii sa Cheikh Ahmadou Bamba bind gendarmerie ñëw ñu daal di arrêté série bi sa ëllëg sa producteur bi ñu di ko wax Jo Gaye Ramatan dem ci presse bi yàq suñu dem Jamra c'est des islamistes c'est des intolérants dégg nga nee nañu man damay def promotion LGBT c'est pas vrai presse bi gëm ko après ñun ñu indi preuve yu wane ni film bii ñuy wax Carmen présenté woon nañ ko au festival homosexuel de Berlin lan la fay wut ba pare producteur tubaab bi ko financé ñu di ko wax monsieur Duplantier dafa wéré di woon dafa amee woon crise cardiaque mu ngi dee en plein festival de Chicago festivalu lan festivalu góor jigéen alors yàlla dogal na xeex nañ ko en septembre 2001 ba film bi arrêté nañ ko biir Sénégal yooyu xaaruñu ci kenn kon nag ñun mënuñu dul ñaan parce que foofu bu état bi bu ko neexoon ne du ma arrêté kon dogal gi état moo ko yor waaye Jamra yorul dogal ñun li ñu mën mooy sàmmonte ak li Seydina Mohamed ne boo leen gisee lu bon lu ñaaw na ngeen jóg taxaw ci fii yeddi yi wala fii lisaani yi wala fi xal bi def nañ ko waaye ñi yàlla dénk dogal ñoo war a décider. Mame Mactar dinañu ñëw ci benn actrice su Evenprod di Mariama mi nga xamante ne dégg nañ nga koy féliciter à travers acte bu ngeen ne moom la def di ñu bëgg ko jouer loo xamante ne ni dëppoowul ak suñu ab dundin mu daal di koy bañ tax ngeen ko siy jaajëfal mais ñu ngi déggaat ay sorties que ne demeewul noonu dafa am problème ak benn cadreur moom moo ko fa jëlee ba tey beneen actrice su Evenprod di Korka génn di koy leeral ne en tant que kilifa bul nangu ay xale yu ndaw am seen problème bopp ñëw di lay manipuler loolu la yan leeral nga ñu si indi.
Mariama non seulement dama ko féliciter mais dama ko woo parce que ñun lu ñuy def diggu bëccëg lay doon amul laq-laqal gërëm ko ci li mu tàggoo ak ñi nga xam ne seen métier mooy wasaare mbon ak di daganal njaaloo ko ngóor jigéen mu di Evenprod parce que wax naa leen sànq jëkkoon nañ fi jàmmaarloo mu jël tur wu tedd bu day nii Maam Jaaratulaahi ñëpp ak nga xam ne Sénégal tëddee na tëddin boo xam ne foo ne maam Faa Wadda Wele xel yi ne yar ci way juru Seydi Hadji Malick Sy dëkk bi tëddee noonu boo ne Maam Jaara xel yi ne yar ci way jur bu tedd bu Cheikh Ahmadou Bamba actrice yi boo ko bëggee joué lu bon tuddee ko neneen waaye mu tuddee ko Maam Jaara ba noppi joué lu bon muy def publicité promotion LGBT dañuy yëpp wàlli rek waaye infidèle def na promotion LGBT ci kaye bu bon boobule ki yore ko Maam Jaara mu am drapeau LGBT alors loolu ba mu ko defee c'était quoi la question alors loolu ba mu ko defee ñun naxarlu nañ ko ndax tooñ la ba noppi Maam Jaara boobu ci film bi du dafay ngoroyantoog rijaal ci film bi lan la ci Maam Jaara bokkuñu ndeeg bay ngoroyantoog koo bokkal ndeeg bay c'est de l'inceste muy beneen xeetu ñàkk teggin alors donc film bi wasaare mbon ak tooñ waaw Mariama nag ñu di ko wax Mariama ci film bi te turam dëgg Aïssa Thiam la moom bu tàggoo ak waa infidèle raison bi tax mu tàggoo ak ñoom intéressé wuñu ay dafa dem ba bàyyeeg dafa dem ba yàgg rolam jeex ak dañ ko doon proposé benn rôle boo xam ne tegginiwul dëppawul ak ngor ak diine mu bàyyeeg quel que soit nee naa ko quelle que soit raison bi tax nga jóge fa yow sowe nga mucc nga parce que say bàkkaar wàññi nga bàkkaar parce que suñu borom moo wax ci téeram bu tedd ba ne mbon boo ko mënee bañ a def moo gën waaye bu dee mënula ñàkk ngir yàlla bul ko siiwal ma ne comme que yow sori nga leen wax dëgg yàlla sowe na la ndax bàyyi nga di siiwal mbon li mu fa jógee alors nee naa ko nag Jamra du la bàyyi dinañ la taxaw dinañ la sargal dinañ la gërëm moo tax nag nee naa ko yemuma rek ci téléphone la waaye danaa dem ci télé yi citer la en exemple pour wane ne actrice mën nga daan sa doole en tant que actrice te doo jouer rôle bu ñu lay futti ndax yii ngeen di fooye nii leen a ngay def di simi silibam defe ne moo ci ne bu leen fàtt ni et je parle en connaissance de cause parce que yàlla dimbali na ma ba maa jiite service informatique bu centre international du commerce extérieur ñu gën ko xam ci turu CICES maa ko créé jiite ko 19 ans lu ma la wax ci informatique rek am naa yaakaar ne am naa lu ma ci xam ma ne donc Mariama yii ngeen di def yéen a ngi foye seen avenir ndax ëllëg da ngeen war a am borom kër ëllëg da ngeen war a am njaboot am yi doom am yi sët am fan wu gudd yàlla leen ko yàlla may waaw na ngeen bàyyi xel ne nag serveur informatique yi am yu bon yi ngeen di futteeku ëllëg ak ci biir sa doom wala sa sët kenn mën na génn benn extrait ne ko xoolal sa ndey na mu daan def ca télé ya na mu daan futtee ko xoolal muy dindi silib bi mu ngi nii ma ne loolu lu mat a bàyyi xel la alors yooyu yëpp waxtaan nañu maag Mariama pendant 10 minutes 15 minutes nee naa ko nag dinañ lay woo parce que il faut ñu taxawu la comme que da nga fas yéene sori fépp fu ñuy toroxale jigéen fas yéene sori fépp foo xam ne dañuy fay jigéen ngir nga futteeku devant les caméras sa jom jooju danaa ko citer en exemple te maa ngi koy biralaat fii di la si sargal di ñaan nag sa mboolem naataangoo artiste ñu roy ci boobu exemple te xam ne actrice mën na daan dooleem am wërsëgam te du toroxal boppam te du toroxal jigéen